asalaamaaleykum suñu mbokk yi di ñu seetaan comme ni ngeen ko xamee rek yéen a ngi suivre seen télévision la RTS ci seen émission 15e région réalité en face. di émission bu ñu leen jagleel rek jëmale ko ci immigré yi indi ci lépp loo xam ne kumpa woon la ci yéen lépp loo xam ne rek dafa lëndëmoon seen xel lépp loo xam ne mooy tax nit ñi di am tentation pour mën a ñëw Europe loolu yëpp ñu indi ci ay leeral yu am solo dugg rek ci suñu mbokku immigré yi dugg ci association yi sur le plan religieux sur le plan culturel lépp rek na am lu ngeen ci indil mu nekk loo xam ne lu rëy la. am sama benn grand bu ñuy wax Ablaye Sall mu tëggoon gaal war koo indi fii gaal googu man la ko mujjoon a jox ma indi ko. soit ñu jaar Espagne wala ñu jaar Libye léegi sax Libye la ñuy jaar moo ëpp. ndaxte phénomène la boo xam ne actuellement wax dëgg yàlla mu ngi def ay ravage yu bëree bëri. da nga gis ku jàll ñëw ba fii jóge Sénégal dugg gaal rëcc dugg fii bu nekk fekkee ne yow yaa ngi Sénégal da nga naan comme risqué na ba dem rek damay dem. boo xoolee xale yi léegi fi duñ am. ñun amuñu ko woon ndax tim presque am na foo ne boo fay jaar du alal du lenn fit la te am na loo xam ne li fit warulu ci am na yóbbu ba nga ciy ñàkk sa bakkan. dëgg la tukki baax na xew na waaye nag nga teg ko si yoon moo gën te bu ñu xawoon li xew ci Europe gii kon du leen jaral ñi rey seen bopp ci gaal gi. ndax daal vraiment daal lu ko jar daal man gisuma ko ndaxte jaar ci ndox mi walla jaar ci désert bi. ngir alal wala koom-koomum àddina loolu man dara jaraluma ko. waaye daal lu ci mën a am daal maanaam ñuy jéem a muñ daal ba am yoon wu baax rek visa wala dara parce que tamit li ci dee métti na trop wax dëgg yàlla. man mi am naa samay xarit am naa samay mbokk ñoo xamante ni caaree leen jóge woon daje woon nañ Nouadhibou ñoom ñu ci bari ci géej lañ des. ndax bi Kadhafi jógee ba léegi ni bi mu fa jógee ba léegi ni foofu clandestin yi bari fa lañu jaay waaye lu bari ci ay jafe-jafe dafa am ndax ña fay faatu bari nañ loolu ba lim bi sax Sénégalais yi ñu ci bari xamuñu ko. waa Grand Yamar affaire boobu moom lu yéeme la quoi parce que neexul ba neexul mais ñi nekk fii ci Europe sax ñoo ko gën a xam waa Sénégal parce que chaque jour nga dégg ay boy yu jógee Libye ñëw fi Espagne te wax dëgg yàlla bu ñu leen laajee coono yi nii jàkkoonteel ci yoon wi day mitti trop. fi ñu toll doo leen expliquer lu ñu mën a dégg gis nga boo demoon ba Libye filmer un état otage yooyu nga filmer leen ñu wane conditions yi nekk nga yóbbu ko Sénégal boo ko tegee dañ naan la xoolal sama yoon nekku ci xam nga loolu déjà mooy xaru gis ñu wax la ni nii moo nekk fii metti gii la ñuy daj fii ñu leen di violer xam nga ne un jeune garçon nga ñëw jaar ci ay naar ñu lay violer jàpp la di la dóor def la yaram di la liggéey mais loolu lu ko jar ci àdduna. parce que nee nañ ba ñuy jógee Sénégal fukk lan woon wala 20 mais bu ñuy ñëw fii 4 ciy des wala 5 wala 6 ñi ci des ñëpp dañuy des ci yoon wi muy affaire boo xamante ni lu mitti la mitti lool. waa Sénégal ñun bu ñu xamee fukk ñoom ñaar lañ ciy xam ba ci man mii rek maa ngi am sama rakk joo xamante ni ñoo bokk benn baay sës rëkk ci man mu ngi des ci Maroc gii. mais damay xool ne jaar dans le désert avec tous les risques du monde je crois que loolu naayesul rafetul et puis c'est pas sûr du tout ñiy jël géej ñiy jël désert. nit ñi yaakaar nañ ne Europe boo fi tegee tànk rek yow nekk nga millionnaire te Europe bi ñu nekk nii ak Europe bu njëkk ba. duñu benn. xëj na ñàkkul ne sax am na ñoo xam ne xamuñu en réalité li nga xam ne moom la phénomène boobu di def ci ay li muy jël ci ay bakkan ci ay doomu aadama yi nga xam ne ñooy jóge non seulement Sénégal mais Afrique partout Afrique de l'Ouest ñuy ñëw pour ñëw dugg en Europe surtout ci côté Espagne. ku jóg ne Europe la alal di nekk wala Europe la teranga nekk wala Europe fa la xéwale nekk wala Amérique
wala Asie ba ñu ngi dem fu nekk léegi Brésil am na ñu fay dem Sénégal yaakaar na ne tant que waxoo kay nga ñëw rek tëddagut. ñu bari ci ñun tey bu ñu mënoon dellu dañu dellu mais parce que wóor nañu ne mënuñu dellu parce que amuñu fa dara te fii ñu nekk aussi doy na waar. mais boo seetee ba ci biir jaru ko ndax fi ñu toll boo xoolee Europe da ngay gis ñoo xam ne ñëw nañ ba yegg si fi jaar gaal jël risque yëpp delluwaat pour te dire que ni donc li ñu yaakaar amu fi. ndax yéeg Europe changé na doy na waar te bëri na ay jafe-jafe trop wax dëgg ñu jël si yoon suuf yi di si rey seen bopp di si ñàkk seen lu ne vraiment pour mën jëwuta 100% ndax yéeg affaire dafa changé bu baax a baax. dafa am un jour mu toog mu ne sama rakk dafa ne dafa bëgg ma jox ko xaalis pour mu jaar Maroc li ma c'était en 2005 2006 bi gaal yi commencé ñëw fii ma ne ko copain léegi naa la ko xamal boo ko joxee mu ñëw sa ndam la bu egsee moom sa ndam la mais bu egsiwul mu ne ma ne ko bu egsiwul ma ne ko kooku da nga koy xoolaat dans ta mémoire parce que chaque fois dañu naan carrément kii moo tax rakam génn àdduna. léegi daal ñu ngi wax ne suñu yaram dafay daw sax bu ñu seetaan télé yi ndaxte li ñu gis yëpp mooy xale yoo xam ne ni ñu ngi dee si désert bi ñii yaa ngi nekk Libye ñu leen di rey bu ñaaw di leen di tëj ñii yaa ngi dee si Maroc ñu ngi leen di ñii yaa ngi tëb si barrière Ceuta ak Melilla ñii yaa ngi dugg si gaal yi di dee si géej gi ñooñu ñëpp ay ndaw lañ te ndaw moo yore réew. surtout réewu naar yi. ndax bu doon ci yeneen réew yi sax waaye réewu naar yi ku xam naar waru fa mën a jaar Europe xaalis war a jaar jëm Europe àddina waru ko mën a jar. man daal gisuma lu ko fi jar man daal duma ko digal kenn. te duma ko digal sama njaboot duma ko digal sama xarit duma ko digal kenn koo xamante ne kii ku ma amanteel jàmm lay doon wax dëgg yàlla man gisuma daal loolu man lu ma ko jaral. comme kenn ku ci nekk booy génn Sénégal ci sa responsabilité bopp ngay génnee. ki nga xam ne tey jii am na magam ju ko dimbale wala nijaay wala ki nga xam ne nag sa sut ci fenn te bëgg naa faj gàcce tamit loolu leen ciy dugal rek waaye gënalu leen tamit ragal naa ne. gouvernement bi nag moo war a taxaw ay tànkam mën a jàppale xale yi 20 personnes yi mu gis ñu jëm fenn mu xool ba xam fan lañ jëm ñu xool ci condition yi jëm topp leen ba xam ci yenn condition lañ nekk loolu daal lu gën a am solo la Yamar wax dëgg yàlla war nañ ko seeraat bu baax a baax li bi xale yi sonn nañ fa trop ñu ngi leen téye di leen imposer di leen laaj xaalis wala ñu ne mën nañ laa yóbbu nga yónnee sa parents yónnee la 1000 euros ñu téye 1000 euros yi baa ñu yónnee la 1000 dollars ñu téye 1000 dollars yi xam nga loolu neexut. lu ko jar ci te loolu boo paree ba dugg fii ça veut pas dire que ni da ngay réussir ni boo yaa ngi fii jaay drogue lañ fi nekkee taxawaalu lu kenn xamul te pourtant ñi ngi woon à Sénégal ñi ngi woon au pays di liggéey amoon seen problème mais dañu dem ba mujj gi dañuy désespérer dans la vie parce que ki dem ba taxaw ci ab roq yor ay ñaari ay valeur yu 200 euros wala 100 euros ci drogue ñu jàpp la ci tëj la 5 ans 10 ans loolu àdduna da ko fi jar nga lor sa bopp lor say mbokk ñuy jóg di dugg ci ay sëriñ ak fu nekk naa fekk fii ku fi deful lu dul yoon dañ la naan teeb tëj la ci kaso bi waaw te loolu lépp looloo ko indi am na booy yuy jaay drogue yoo xam ne mosuñoo gis drogue mais dañuy ñëw fii désespéré parce que ñëw nañ fi yàgg fi mënuñoo am dara donc condition yooyu buñ ko calculer mais koo ko wax du ko gëm il faut nga vivre que boo ko vivre xam ni yow mii li ngay vivre du réalité fii Europe dafa am lu bëri loo xam ni c'est dañ ko ni ko gars yi dessiné du noonu li gars yi daj fii am na ñoo xam ni ku leen jële woon Sénégal wan leen ko filmer leen ko duñ fi ñëw mais mënuñ nangu réalité yooyu xam nga ay Libye yow nga xam Libye pays en guerre la nekk en plus il sait pas contrôler booy dem fenn da ngay dem foo xam ni sax c'est contrôlé nga xam ni buñ la mënee def dara police taxaw Libye kan moo lay défendre kenn xamul ñaata Sénégalais ñoo nekk Libye tey ji comme esclave ah di xëy 5 heures du matin ba 6 heures ba 2 heures du matin di liggéey te ki ngay liggéey du la fay dara te du tax nga génn. gendarmerie il faut ñu génne la ñu sécurité frontière parce que suñ ko sécurité wu xale yi dañuy génn saa su ne xam na désert bi pour may état Afrique yëpp dañuy war a taxaw xam na désert bi lu fa nekk les Afrique lu ñu nekk ne union waa ni nekk ne union africain xam na génne soldats yi mettee leen si dans le désert hélico yi jëni avion yi jëni ñu def benn base bu mag si désert bi xam ne soldats yi fa la ñuy nekk di surveiller désert bi yëpp loolu léegi mooy phénomène boo xam ne moo ko mën a dindi tey.
ni mag ñi sonne Europe fii ak ni Modou Modou ni ñu sonnee Libye moo raw kon nañ fexee jàppale Sénégalais yi nekk Libye jéem fa dem jéem a xool xale yi ci yenn condition leen nekk jéem na retourner sur Sénégal loolu moo gën a am solo xam nga ndax tim nguur tim bu ñu waxee nguur ngay njiit tim war nga taxaw ci population bi tim di leen xool ci seen ci fi ñuy nekk ak fi ñu teg seen tànk. xale yi xëy na par motivation gis ne toll nañ si période boo xam ne war nañu liggéey tekki war a dimbali seen famille dimbali seen bopp te li ñu bëggoon am amuñu ko seen réew ñu jàpp ne solution bi yëpp moom mooy rek jël yoon wi moo xam yoonu suuf bi la moo xam dañuy jël dugg ci ndox mi pour jéngu dugg ci gaal yi pour ñëw Europe ba tax na yooyu actuellement ni mu ngi jël ay bakkan yu bëree bëri. ñu ci bare mën naa citer seen tur mais jaru ko ñu ci bari ñoo xamante ni samay xarit lan samay gaayen lan xamante bu yàgg ci géej lan des. Europe sa yoon nekk si Europe moom sa yoon nekk si parce que seen doom deewu si parce que ñoom seen benn doom fu mu dee rek ñëpp jóg nañ taxaw xanaa ñun centaine de personnes dinañ dee Europe yëgagul ko yaramam yëgalu ko si yaramam parce que ñoom suñu sañoon ñoom saa su ne ñun ñu wàññeeku suñu doole gën a wàññeeku. imam yi war nañ ci def ay xutba wax leen ne leen doomu aadama wërta xaru ndax xaru dafa araam sëriñ si tamit ñi nga xamante ni bi ñu ci bari ay taalibi lañ soit ñu nekk tijaan wala ñu nekk xaadir wala ñu nekk ay murit kenn ku ne sa sëriñ war na laa mën a wax tamit danger bi nga xam moo nekk ci jaar ci gaal gi te jaaroo ko ci yoon tamit waajur yi tamit war nañoo mën a wax ak xale yi tamit am na ci engagement yoo xam ne ñoom ñoo ko war a jël seen bopp xam ne Europe demeetul noonu donte demoon na noonu sax jëru ko ndax sa bakkan doo ko jaay ci loo xamante ni bii jëru ko. mu ne ma dama jaar Libye ñu tëj ma fa 3 mois di ma maltraité di ma boole ay xaj di ma traité comme un esclave ma dugg Espagne ñëw fekk fii loo xam ne c'est difficile moo koy dund amoo liggéey amoo këyit c'est un peu difficile la vie parce que on est en crise loolu lépp ma boole ko nee na moom bu xamoon loolu de vrai du jaar ci désert bi ñëw. parce que Libye moom la fa amul fenn bari na si ñoo xamante ni seen yaay yaakaar na ni ñu ngi dund fekk dund na bari na si ñoo xamante ni yaakaar nañ ni dee nan te fekk deewunu ñu ngi ci kaso Libye yi ba ci kaso Maroc yi. ndax tim Libye tim am na ñu fa sonn trop am na ñoo xam ne ñu ngi leen téye di leen laaj seen xaalis am na ñoo xam ne ñu ngi leen téye ci ay ruq yoo xam ne di leen liggéeyloo am ñoo xam ne dañ naan la da ngay woo say parents Sénégal ñu jox la 1000 euros pour ñu mën laa ba coono bu ne ma ngi fay am man maa ngi fay déggante coono yu nekk gouvernement Sénégal nag su mënee jàppale xale yi yónnee fa ay ndaw ñu xool xale yi Sénégal ya fa nekk nañ fay dundee jéem a mën a récupérer lu am solo la ndax xale yi sonn nañ fa trop. moo tax may ñaan suñu gouvernement yi tamit ñu def la tout yónnee ñoo xamante ni dinañ dem ci kaso yi xool seen doomi réew yi ñu jéem leen a jël parce que lan ñenn ñi la ñuy dund Libye mitti na trop boo xëyee kaasu ndox lan lay jox benn daggitu bonbon boo ko jotaatee suba la. ساعد يا اخوي قدام الزوز ها طلعنا منهم بزوز في مصرف عدل ندبرهم وما يخليهم يقعدوا في غار ماشي الله اكبر 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 على الجردان الله اكبر تمسح مصرات تسحبها ملا 5 دينار 30 جرام affaire bi mitti na trop parce que am na si ñoo xamante ni si leen jógee ba léegi perdre seen mémoire mënatunoo sax xamatul lu ñuy wax xamatul lu ñuy dugg. aussi sénégalais yi tamit damay sensibiliser ni xam ne ñi xam ne aussi gis nga bakkan bu ko tayle ci ndox pour xaalis wala pour sa alal maanaam pour lii nii jaru ko. benn affaire dafa bakkan dara da koo gën te neex te yor say yaakaar nit ñi yaakaar la nga dugg ciy gaal ba far des yokk problème. te du noonu Europe bu njëkk day xëy na tane woon na waaw bu njëkk ñun bi fi ñëw booba xawoon na tane tuuti métti woon lool mais xawoon na tane mais léegi européens yi sax ñu ngi daw fi nekk ni dem. ndax ñun maa ngi fi ñëwoon 1990 te léegi bu ma amoon benn moyen pour ñibbi Sénégal dinaa ko def toujours maa ngi koy wax sama borom kër bi ma fi indi woon ne ko damaa bëgg ñibbi Sénégal ndax fii dara nekkatu fi
ku xool ci ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk am fi ay fanweeri at am fi ay doom yi bëggatuñu fee fanaan bëggatuñu fee yendu ngir bëgg a ñibbi si Sénégal loolu bu ñu ko xoolee laaj li fi xew ñi nga xam ne danañ leen wax dëgg kon duñ bëgg a ñëw di rey seen bopp ci gaal gi ndax fii Europe dara amatu fi koo ci xam ne nag yàlla dogal na am nga visa te mën a tukki ci yoon nga ñëw xool waaye dara lu jar rey sa bopp ci géej gi wala ngay sonal say waajur ñi dajale lañ am jox la nga ñëw rey sa bopp ñu nekk ci métit nekkatul fii ci Europe dafa am nag ñoo xam ne nag duñ la wax li nga xam ne moo nekk ci dëgg waaye lii dëgg ku la ko wax ku ne jëratul ngay ñëw Europe ñun ñu fi nekk coono moo ñu fi bàyyi ak ñàkk a jàpp ci dara waaye buñ jàppoon ci dara ba tey dootuñu fanaan Espagne. mais ñii di ñëw aussi mënuñu leen wax bu leen ñëw parce que wërsëg yemul di nga gis koo xamante ne day ñëw en un temps record yàlla ubbil ko fi parce que wërsëg mi ngi fi yàlla ubbil ko fi mu am loo xamante ne ñi fi nekk 20 ans amuñu ko mais aussi dire que dans le général c'est pas facile. tukki jar ko grand boo gëmee si bopp man message may wax sama mbokku jeunes yi en tant que sénégalais mooy que dëgg la ñun xëy na teel nañ fi ñëw comprendre nga mën na ne daanaka fii lañ màggee tout ça mais tey mu gëm naa sénégalais bu nekk Sénégal gëm sa bopp soit que da ngay jàng soit que sa métier nga soit que yaa ngi jaay boo jàppee ci dara commencé ci loolu grand di nga si gis sa bopp quoi. beneen bi mooy waajur yi da nga gis koo xam dafay yor doomam léegi gis ko ay moroomam tukki commencé di defal seeni waajur nga ne yow day doomu diw tukki na tekki na mu ngi defar lii def na la yow léegi sa doom boobu xëj na loolu nekkul woon ci xelam léegi nga wax ko loolu mu motiver ko mu jóg. nit ñi nag fi ñu toll nii léegi ci parents yi la. yaratuñ xale yi xale boo ci gis tey ma nga wàcce tubayam ba ci suus respecté wut kenn xale boobu nag bu xasee mel noonu am fi du mel noonu nag buy dem ci gaale sax am na ñoo xam sax seen i parents du leen yëg am ñoo xam ne dina xëy rek yor seen xaay dagg seen paa dem libi wala ñu taxaw seen papa na ko ñaanal ma damay dem te sa papa boobaa bu la ñaanal nga mere ko ci fekk na yow yaa jël intention pour dem xam nga lu xale yu bëri loolu moo leen fi indi. parce que man mii di wax ak yow sama rakk mos na ma menacé naan ma damay dugg ci gaal yeeg nangam mais dama ne ko demal. parce que boo demee dangay dee après ñu suuli la loolu du raison gaal li Europe ku sa wërsëg nekk boo tëddoon sa 3 heures du matin daañu lay wax jógal dem. am ñoo xam ne nag jaay nañu seen alal jox seen doom. wala en retour waajur ba mooy jëlaat xaalis sax ci boppam jël ko moo xam natt bu mu amoon wala or yu mu amoon jaay ko wala terrain bu mu amoon jaay ko jël ko jox ko doom fayal ko pour mu jël traverser yoon boo xam ne. ñëpp xam nañ ne la fa nekk yëpp ay risque la entre Mauritanie dem dugg Maroc am ñoo xam ne rek def nañ Maroc 2 ans à 3 ans di jéem a xool yoon booy jaar ba mën a affronter ba dugg soit moo xam par oto nga fay jaare dugg Espagne wala moo xam par bateau ngay dugg wala da ngay gis sax ay gaal yoo xam ne dëgg yàlla da ngay wax ne lii nan la si mën a nit duggee. Europe du dëkk bu yomb dëkk la boo xam ne nit ki fii ñëw war na am préparation war na am liggéey war na am métier ba nga xamante ne bu ñëwee mën na bañ a sonn te tubaab yi mayetuñu dara te lépp loo xamante ne da leen naqari foog nañ ne ñii di ñëw ñoo leen ko teg. te réew mi wax dëgg yàlla jaratut yenn coono yi ak yenn fatiguement yi ba may jaar ci yenn kii yoo xam ne ay fatiguement nga ciy jëlee ay yoonu Libye ngay jaar ay Maroc. coono yi may gis ak dee yi ci am. ne juddu si réew jàng toog fa ba mag war a yore kër di sa yaay di la gis ngay xëy di yeewu di jóg amuloo dara loo def loolu dafa ñaaw loolu nag état bi la war wax ne état bi na joxe liggéey waaye mun na joxe ay conditions yoo xam ne nii mun na joxe liggéey. dañuy wax état mais état ñun ñëpp la tey grand bu sa doom ne papa maa ngi jël jaar yoonu suuf bi yaa koy njëkk a nëbbu yow xam nga lay wax bu ko keneen ci koñ bi parce que bu ñu koy doo egg. nga dem seeti xar fa fuufa yi dem ci maama mu ñaanal ko yaay ji jóg jaar à gauche parce que xam nga nu mu tëdd weenu ndey baay jóg jaar à droite léegi bu ñu ba problème am nag on interpelle le président de la République ou bien le ministre ou bien les gendarmes ou bien les policiers mais ñooñu yëguñu ba ñu dem est-ce que ñëw nga ci policier bi ne sama doom ko dafa bëgg a jaar gaal suuf yoonu suuf doo ko wax da ngay jékki-jékki rek nga dem ba am ay problème nag léegi nag. képp ko état bu ko defee ñu ne l'état n'est pas compétent mais état pour mu compétence ñu lay d'appareil il faut qu'on joue un franc jeu. parce que yow pour yow da nga jàng ba université rek tu as tes diplômes rek da nga war a am état bi da la war a jox liggéey te lu ñuy wax imprenant boo ñëwee fii da ngay gis booy boo xam ni dafay jàng ba pare du xam sax examen ba bay dugal nit ci concours pour mu liggéey ci état bi sax du ko def day forcer dem def ay moyens boppam lijjanti ba nekk li muy nekk. xam nga état mënul yor Sénégal gaf ña fa nekk ñëpp état bi mënul leen a yore mais problème bi mooy boo jàngee ba am yenn diplôme yi bul tëdd di xaar l'état yow yaa war a jóg
personnellement boo amee ay mbokk bu ñu la mënee dajaleel dara bu dee avocat nga ubbi sa benn cabine bu ndaw commencé ci. nit nag lépp lu muy def da ciy teey ànd ca teewu bakkanam bu yàlla defee mu war sa yoon nga war koo dem da nga ko dem ñun yaakaar naa ba ñuy waaj yoon boobu ak léegi ba presque mën na 20 ans ñuy soog a dugg Europe ko actuellement yoon bu ko yàlla tuddee dana ko tudd nga ñëw ci jàmm te doo ci am benn problème. parents yi am nañ ci part de responsabilité ndax ñun ñu yor suñu doom fii am na ñoo xam ne amuñu lu ñu liggéey te du tax ñu wax leen loolu ndax ku sañoon boo nekkee ak sa yaay ak sa papa il faut nga liggéey loo leen dimbale waaye boo ko mënul tamit du tax ngay rey sa bopp ci géej gi ndax ñun ñoo ngi fii suñuy doom fi la ñu juddoo ñii jàng nañ ba am seen licence mënuñoo liggéey dara te dañuy xool ne espagnol yaa ngi fi nekk ak France ak ñëpp te amuñu liggéey kon loolu boo ko xamee sa doom yow boo ko waxee loolu yow yaa ko xaraloo wala ngay jaay sa takkaay di ko jox naan ko dugal ci géej gi loolu la ñu war a bàyyi Europe dara nekkatu fi loo xam ne moo jar ngay rey sa bopp ci gaal gi. parents yi ñoo ci ëpp part de responsabilité puisque xale bu juddu rek nga bëgg gis moroomam wala gis koo xamante ne kii am na loo xamante ne amu ko te àddina baaxawul noonu ndax ñii mën nañoo am lii loolu la sa borom wërsëgal la leen ko yow sa doom juddu rek tool ne moom te am xëy na moom wërsëg woowu sa borom dogalu ko ci moom nga di ko xaje di ko wax di ko xas di ko def ba mu dugg ci loo xamante ne li ki man loolu vraiment man d'accorduma ci. pour jël sa doom fayal ko xaalis bu takk noonu boo ko joxe mu investir ko ci dëkk ba mën na ci gis boppam quoi donc man loolu laay wax sénégalais quoi parents yi loolu laa di sànni noonu xam ne tekki du Europe rek nit mën tekkee quoi Sénégal googu nit bu fa jéemee dara mën na fa am dara quoi. tamit am na xale bi tamit noo ko tegee pression rek mu def loo xam ne nii du ko gënal. yaa ma war a yor ak yaa war ngaa liggéey di indi si kër gi yooyu yëpp tamit da nga koy muñal rek tamit bu ko defee teg ko ci parce que Sénégal nit ñaa nga fay tekki. waaw parents yi tamit am nañ ci part de responsabilité ndax da ngay gis ne comme li nga wax noonu sa yaay danaan doomi diw ji dem na jëndal na yaayam dara wala jëndal na ko oto waaye moom muy wax loolu moom femme boobu am na moromam moo xam ne mi ngi toog di dem Dubaï te mënu faa dem am na femme yoo xam ne ñu ngi dem fay ñu ngi dem Siin yor seen ko yàlla moo séddale wërsëg te yemuñ ala kulli alin. boo dëkkeek waajur bu gëmul yàlla rek gëmul ni yàlla mooy wàcce ay xéewalam ci kum ko soob bee boo nga jur fukki doom yàlla mën na cee wàcc xéewal ci kenn wala ci ñaar mais il faut que ñu delloo si xel yi xam ne ñoo jur xale yi. ce qui veut dire que loolu du kay nit ki ku mu nekk da ngaa war a xaar sa wërsëg mu fekk la fa nga war a fa mais di jël say doom di ko bëmax demal fii demal faa mu génn bu yegg si fii dee nga tëdd di ko jooy naan di xalaat naan su ma yëgoon fekk passé na. sa wërsëg moom yow da nga koy yàkkamti sax te xëy na mën naa ñëw ca kanam mais nag am ñoo xam ne dañuy yàkkamti wërsëg wi ci mu daal di ñëw léegi wala nga gis koo xamante ni am na loo xam ne amuloo nga daal di pressé loolu aussi dara jaru ko. c'est pas nga koy forcer nit ñi fi ñu toll boo leen expliquer loolu duñ ko gëm soo am na ñoo xam ne boo toogee ñoom sax di leen wax Europe dafa metti dañ lay mere te pourtant dafa metti fii boo fi nekkee doo on te régale donne rien du tout loo am da nga ko liggéey fii boo añee da nga génne sa poche boo tëddee ci lal da nga fay amul Sénégal sama kër nijaay laa nekk ak sama kër maam te pourtant Sénégal da ngay aisé wu nekk à l'aise say parents di la bëndu xatal ba nga dugg ci gaal dee ñuy xëy suba di la indil ay duñ gis sax sa koor di la loolu li gën a metti charge yi ni teg xale yi am na ñoo xamante ni liñ leen di teg mënuñu ko mitti na torop Sénégal ci boppam moom mitti mais il faut que waajur yi ñooy jàppale xale yi ba pare dëkk ci nopp xale yi chaque jour di leen éduquer parce que éducation mooy première ci doomu aadama boo ko ñàkkee rek ñàkk nga sa àdduna mais waajur yi ñoo ci war a jàpp wax ak xale yi taxawu leen yemale nag seeni doom muy ki am ak ki ñàkk man foofu laay waxee. mais problème bi mooy un parent boo xam ni yow sa doom mi ngi Sénégal da nga ko war a encourager mu jéem a ñafe Sénégal parce que Sénégal liggéey yaa nga fa Europe man mii di wax ak yow ba ma mosuma bay Sénégal xaw ma luy bay ku ma ne woon kaay bay dama naan la waaye yow bu ma fonto bi ma ñëwee fii li ma fi njëkk a def damaa bay dugg ci tool yi di rey sama bopp. te ci université laa jóge ñëw fii. mu nekk nag kaa bu doy waar wax dëgg yàlla xëj na nit ki nga xam ne mooy jéngu di def loolu xëj na bu amoon beneen solution bu fekkoon moo xam visa yomboon ko wala bu fekkee ne liggéey yomboon na au niveau du Sénégal dinañ mën fexe ba téye xale yi au niveau du Sénégal ba tax na xëj na du ñu jël risque bu mel noonu pour ñëw en Europe
bien vrai que ñëw baax na mais ñëw boo xam ne aussi dafay tegu ci yoon dina nekk loo xam ne aussi dafay nekk lu gën ci ñi koy def mais gën ci parents yi aussi parce que bëri na ñoo xam seen njaboot tàggu na leen seen doom tàggu na leen depuis ay 2 ans 3 ans non seulement dégguñu leen gisuñu leen mais amuñu koor xamuñu si kooku si lu mu nekk te fekk kooku génn na àdduna dee na bu yàgg moo xam si désert bi la dee moo xam si ndox bi la dee. amoon na sax avant gaal loolu amoon na ci visa da nga daa gis maire bu jaay takkaayam wutal doom visa mu voyagé xam nga waaye tellement presque booba temps yi xale yi ñu ko daa defal par rapport ak xale yi xam nga booba da ngay am yaakaar sa doom yar ko mu nekkal la déggal la nga xool gis buntu boo xam ne bi tey visa la am tey nga jaay sa matériel tax wutal ko visa mu dem booba amoon na waaye tellement par rapport ak ngay naan damay jaar ci gaal di jaay sa or pour sa doom di jaar ci gaal di ñëw kooku moom képp koy def buggoo sa doom buggoo sa njaboot xam nga ndax tellement mënoo jël ay millions jox ko sa doom na ko jaare ci ndox mi dem xam nga kooku moom bugguloo ko loolu moom parent bu koy def amoo éducation yaroo say doom yow sa bopp sax amoo éducation bu baax. genre conneries yooyu lañ war a moytu jéem a wax nit ñi li am réalité yi dugg ci gaal yi amul sens waaw Libye ak jaari Mauritanie ak yëpp ci yam nit ki fu sa wërsëg nekk dana daa ko lekk mais du question da ngay jóg ni par force damay dem Europe waaw Europe du amatul boobu ampleur bi mu amoon waaw ñi fi nekk ñëpp man maa la wax suba ba ngoon ku fi nekk boo xëyee da ngay dang-dang ba ngoon jot amul luñ lay may. maanaam képp koo xam ne am nga baat comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne man raha minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman nga xamante ne bi ki xamante mën naa wax ñu déglu ko war naa wax ki mën a jëf ci loxoom ki nga xam ne moo ci gën a suufee nga xamante ne bi moom ci xolam la ko mën a naqaru la kon sun maas gi ah ñun ñoo ci gën a kii ndax mënuñoo digal kenn mënuñoo aaye kenn. ñii di jël gaal c'est risquer la vie jaru ko man immigration xam nga lu ma ko gëmee nga am visa nga tukki nga dem am këyit mën a liggéey mais risquer la vie pour yeneen situation man je vois mal que man daal d'accord ma ci dara et ça me fait peur et ku ma xam ne yaa ngi koy def je te dirai stop. ndax tamit dëkk bi ñu toll ni instant bi dafa toj de lépp nag mi nga Afrique ñun de boog lu ñu yàlla jot may askan lu muy néew lu muy tuuti dañ koy jéemee investir suñu dëkk ba nga xam ne fa lañ jógee ko jëm ci liggéey ndax liggéey dongoo ñu ñor ndax fii képp ku fi ñëw balaa nga koo xam nga ñëw def fi benn plus de 10 ans wóor na rasulillahi dootoo fi bëgg dara ñibbi rek sa njaboot ngay bëgg toog liggéey benn këy di yombatut liggéey bi métti na tubaab bi danañ la liggéeyloo ba nga tas te doog a am li ngay am te coono googu noonu dafa métti lool te yaakaar naa ne nekk sa dëkk di liggéey wàcc di sa njaboot dara dàq ko ci àddina. kon nañ doyloo suñu réew yi jéem fa nekk jarul lii dee ci géej gi jéggi na dayoo waaw jéggi na dayoo man ba may ñëw 91 am fukki nit ak ñaar yu dee ci yoonu Maroc bi ma def 2 jours ci dëkk bi ñu wax ma ko de gëwuma ko mosuma gëm ne nit mën na jaar ci ndox di pour dugg ci réew mosuma ko gëm waaye 91 boobu amoon na ñu dugg ci gaal jógee ay booru Louga dee fukki nit ak ñaar ma xëy seen i mbokk di jooy man lan la ñu ne ma dafa am seen mbokk yu dee jigéen gi ma ne la xanaa ay nappkat la ñu ne ma déedéet dañ doon ñëw ci réew mi man la ñëw ci réew mi dugg ci ndox ñu man la ma ko dugg dégg loolu yàlla nañu ci musal mais nag du pour ne sa doom doomi diw dem na doomi diw dem da nga war a dem déedéet. waajur am nañ seen responsabilité quoi parce que jaay sa takkaay bu nga jaay nga jox ko xale bi ñu ne ko dama uti ji xaalis boobu soo ko dalee ñu jox ko si biir dëkk bi mun na si teg mun na teg si biir dëkk bi waaw wante pour man loolu moom waajur yi am nañ seen responsabilité mag parce que sa doom ñu jur ñoom ba mu dem ba mu màgg xam na yoo xalaatoo dara ñu jox ko xaalis ñu ne ko dama uti ji. caare géej googu li fa dee ci doom ci jaar géej gi dafa bari. man xam naa ci dara ndax am naa ci. am na yenn yoo xam ne moom jaay sa bakkan la ndax am na ñoo xam ne jaar nañu ko fi ba pare tey boo leen delloo woon foofu bëgg leen fa tegaat barki Seydina Mohamed da nga leen ray mais xalaatuñ ciy dugg. xalaatuma ko parce que bi may ñëw mën naa ne danoo takkoon samay bët xooluma woon janj ak joor li ma gisoon mooy dugg Europe. te bis boo waree ñëw di nga ñëw te booy ñëw di nga ñëw ci condition xam te ne maa doo sonal kenn
te di nga xam nga di nga mën a tegu ci yoon mën a préparer sa avenir. te léegi nag aussi ñoom seen bopp dañu nekk ci crise économique ñoom seen bopp dañu am problème seen ay doom ñu ngi génn di wuti liggéey seen ay doom ñu ngi nekk ci chômage seen ay doom ñu ngi nekk ci xiif ñu ngi nekk ci naqar foog nañ ne ñii di ñëw ñoo leen ko teg donc ñun ñii di ñëw rek bu ñu yàlla dimbalee ba ñu dugg ñu yar suñu bopp ñu moytu aussi di amante ak ñoom ay problème parce que ki nga xamante ne xolam neexul te yaakaar na ne yow mi ñëw yaa ko teg boo leen amee problème liy métti ci yow lay jógee. li tax ñuy wax responsabilité personne bi nga xam ne moo bëgg a tukki responsabilité moom mooy dafay am yoo xam ne xëj na ñun ñu ngi nekkoon Sénégal nga gis loo xam nit ki tolloo nax moom mën ko liggéey war ko mën liggéey mais da ngay dal di xeeb façon liggéey boobu te pourtant liggéey boobu ngay xeeb am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jóge ci yeneen réew ñëw ñu ngi tedd ci biir Sénégal li ñuy am Sénégal lañ ko amee mais yow nga dëkk Sénégal am xëj na benn façon liggéey yoo xam ne jàpp nga ne liggéey bi waruma ko liggéey mënuma ko liggéey te am naa kersu liggéey ko ba tax nga mën fa bàyyi loolu yëpp jël affronter moo xam dajale li nga xam ne moom nga am wala li sa waajur yëpp am nga jël dugg oto moo xam dem en Mauritanie dugg ci gaal yi fay xaalis bu dul jeex traversé foo xam ne géej goo xam ne xam loolu fa nekk pour ñëw en Europe léegi après risque boobu wax dëgg yàlla et loolu damay wax ne mooy responsabilité bi nga xam ne moom la nit ki nga xam ne di tukki moom loolu moom moo ko concerné. Parce que je me rappelle très bien au temps de Kadhafi il y avait pas un noir bu sañoon naan yaa ngi jàll géej da lay jàpp caw la li may caw teg dëkk pare utali liggéey parce que j'ai vu des gens qui étaient là-bas la seule voie bi gars yi doon jaar c'était le Maroc c'était une politique mais boo demee qu'est-ce qu'on dit la rébellion li ma waxoon sànq fii rek ki koy créer du ko fekkee ka fa nekk xaas lay wër su ma neexee tey man ma créer rébellion dans mon pays yaa ngi dégg jege géej gi wax samay milices ku ñëw jox leen 300 000 1 million 2 millions bàyyi leen ko mu jaar ci ndox mi su eggee moo xam bu eggoo xam ñu ne am xaalis rek. parents yi ñooy responsable parce que boo xoolee tey parents yi ñooy fayal seen doom yi ci pour ñu di génn ay 500 000 ñii ba 1 million pour seen doom yi jël gaal te jaru ko quoi parce que boo xoolee conditions yi bu ñu egsee fii nii grand amul lu ñu dul daj amul lu ñu dul sonne. xamante ni bii waajur yi dañu xam ne danger bi am ci diggante ci géej gi nga xam ne xale yaa ngi faatu da ngay dégg loo xamante ni bii doo ko sax nettali ndax mën naa yàq dund doomu aadama léeg-léeg nit nettali action boo xam ne ñi ma ci nettali xale boo xam ne naari yoo ko yoroon ñuy dem ba yàgg rek oto bi daanu ndigli damm naari ne suul leen ko xale bi ñu Sénégalais yi mënuñoo suul kuy dund ñu ne duñ ko naari ne suul leen ko wala ñu rey leen loolu dañ ma ko nettali te Italie la te ki ma ko nettali ku ma gëm la nee na ñu koy suul mu yuuxu ba ni mu dee loolu lépp noonu ay programme ay mbir la yoo xamante ni bi Sénégalais yi war nañ ko déglu bu ko defee duñ jël risque di ñëw comme ni ko imam yi war a xutba muy actualité sëriñ si war ko wax ak seen i taalibe waajur tamit war na cee wax ak seen i doom seen doom it war a xam ne lii ñu jëm nii da koo jërul ndax Europe ñi fi nekk tamit wax dëgg yàlla ndax ñoo ëpp Sénégal xaalis ña. waaye à part ça loolu si xam ne ay waxtaan ay dialogue yooyu dara mënu ko dindi il faut ñu indi benn politique bu sévère si désert bi nga xam ne moo mën a dindi affaire bi booy bi mu fa jàpp ñu yóbbu la en travaux forcés parce que loolu suñ ko defee rek def si ay sévère ay kii sévère xam ne teg ko si booy boobaa ku nekk dina reculer di nga xam ne man mi lii su ma ko defee lii moo ma fay fekk en tant que loolu Union Afrique bi jëlu say responsabilité lii du mus a deñ doomu Afrique ñoo nekk di dee. je te dirais stop jaru ko billahi wallahi jaru ko. waaye jaratu ko moom jaratul jaar si gaal jaratul jaar fenn jaratul di fay 3 millions 4 millions 3 millions 4 millions foo ko yor ci Sénégal liggéey baa nga fa ñun nag yàlla nattu nañu fi ñu fi. ku xool ci ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk am fi ay fanweeri at am fi ay doom yi bëggatuñu fee fanaan bëggatuñu fee yennu ngir bëgg a ñibbi si Sénégal loolu bu ñu ko xoolee laaj li fi xew ñi nga xam ne dañ leen wax dëgg kon duñ bëgg a ñëw di rey seen bopp ci gaal gi ndax fii Europe dara amatu fi. li ñuy digal nit ñi daal ku ci mën a ñafe am sa visa normalement jéem a fay booy looy mën a régler ba dugg c'est important bu dee da ngay am visa nga jàng bu dee da ngay am visa nga ñëw soo ñëwee xool bu sa xel dajee nga toog bu sa xel dalul nga ñibbi continuer sa liggéey mais da ngay gis Sénégal nit koo xam ne mi ngi yor liggéeyam ak lépp am xaalisam am lépp bàyyi ko fa ñëw fii. ñi nga xam ne ñëwaguñu aussi ñu xam ne fii du lu yomb. pour am këyit te bu ñu amee këyit aussi problème yi ci problème yi jàkkoonte parce que ñii ñu ngi leen di jàpp soit que ci dañ leen di jàpp ñii dañ leen di jàpp ci affaire jaay bi parce que ci lañ mën a yëngu xam nga ñii ci farce te du ko jar quoi. parents yi ñu jël seen xel teg ko ci xale yi xam ne du tukki ñëw Europe rek mooy tax nit ki réussir am na ñu toog Sénégal di faj bu mu gàcce yi te ñoo gën a tekki te tey ñun ñii suñu bopp doon suñu saga foofu la ñuy toog pour mën a faj bu mu gàcce yi. am na ñoo xam ne ñi ngi nekk fii mais ña nekk Sénégal ñoo leen mën a jënd ñoo leen gën a mën a rafeti kër
gën leen a rafet lu ñuy sol ba pare nekk ca réew ma. yow jàng nga am nga sa métier am nga sa diplôme amoon nga tuuti débouche parce que tout début n'est pas facile hein bu la ci kenn nax nag grand tout début n'est pas facile tey boo gisee les milliardaires là bu ñu waxoon fi ñuy jaar ñoom. da ngay jàng ba université doo nekk dara mais boo demee ba 3e nga dem defi sa formation professionnelle def sa mécanique tôlier parce que yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne léegi modernité la on peut pas s'en penser oto yu bees yi tey boo demee Sénégal boo ko yóbbee mécanicien dañ la koy yàqal parce que xamuñ li ci nekk te pourtant dañoo war a jàng comme rythme tubaab yi ànd ak ñoom informatiser wu oto yi léegi bu koy lu koy régler da ngay informatiser wu xam nga ordinateur ngay am xool fi panne bi nekk léegi dootul ay wekki ay pièces di taqale rek te yooyu yëpp loolu mooy défaut xam nga bu ñu jëlee nag booy encadré leen ñu jàng jéem a def loolu day dem ba day yomb ku nekk da nga mën a dem def sa mécanique ubbil sa bopp atelier te doo xaar ci état bi ci dara. mais bu tëb a tëb rek ne tey damay nekk ca combong ba ca kaw ga quoi lu neex rek laay màcc bàyyi lu naqar li moom du ma sa jaar déedéet. mais nag dafay toll période boo xam ne nit bu gisee ay moroomam tukki nekk ci par exemple en Europe di tedd di teral ay waajuram yow da ngay jàpp ne yow solution bi yëpp rek mooy naa tukki ni ñëpp. parce que même bu ñu la doon defal foofu àdduna li ci biiram yow dootoo gis lool yow li lay intéressé moom mooy tukki parce que nit ñi tukki nañ dama war a tukki. déedéet Sénégal ñi am na ñoo xam ne ña nga fa am loo xam ne ñi nit ñi génn amuñu ko kenn boo génnee ba ñëw loo mën di indi boo ñëwee ku demul fenn moo la koy wecc. parce que papa moo ko incité pour mu jël voie bu maal bi mais papa ji ak famille bi par exemple bu ñu ko joxoon voie bu baax bi là dina mën a réussir. te loolu amul benn rendement ni ñuy defaat éducation de base yi. defaatal civisme nit ñi ak le patriotisme moo fi am du leneen. kon na xale yi dal gëm réew mi ñu nekk di Sénégal. lépp mu ngi fi quoi am na ci mais dafa am yoon quoi grand man loolu mooy sama xalaat ci affaire bi. bu ci kenn pour sa doom naan ko demal am na ñoo xam ne seen wajur leen di génne parce que doom boo koy xas naan ko yaa ngi ci kër gi jël ñoo fi dara yaa ngi yeewu di def nangam boo doo ko fóotal boo ñam bu sottee moom ngay mujjee oo parce que yorul xaalis kon sa doom yaa ko reylu. jigéen ñu bare seen doom yi ñoo leen reylu jaay seen takkaay demal boo duggee baax na boo dugg boo dee sama yoon nekku ci loolu la ñu def seen doom yi te loolu musiba la doom dañ koy toppatoo. mais jox sa doom 500000 dama jël gaal mooy demal dee. mais nag boo fekkee ne tamit da nga toll ci tedd war a dimbali sa bopp dimbali sa famille war a créer fonder benn foyer te yooyu nga condition yooyu yëpp dara réunir si li ngay jël di jàpp rek moom mooy tukki moo fi sës te tukki bi da nga naan nu ma ko amee rek baax na yooyu daal moom mooy li nga xam ne moom mooy cause bi nga xam ne cause réelle yu waral ñooñu di jël yoon wu doy waar woowu. dañ jàngal xale yi yar leen gëm leen ne Sénégal Afrique du benn continent gënu ko Sénégal gisuma benn réew moo gën ci àdduna bi. ndax xale yi li gën a bon ci réew mooy xale yu faatu 18 ans 20 ans 25 ans ndax xale yooyu rek ñooy jël risque dugg ci gaal gi ndax ku am 40 ans du ci bokk wala kon bëriwut kon nag loolu catastrophe la boo xamante ni moo gën wax ci yu bëri yu ñuy wax ci réew mi ndax gis nga ne réew mi du ma comme ni tubaab yi def nga xam ne bu ñu bëggee benn information da leen jaral sax ñuy faatu ñu leen di kidnappé di leen rey bëgg information bu ñu jox seen population da ngay gis ne ñu ne RFI jàpp nañ journaliste sàngam ca Irak ñun doone amuñ ay moyens ndax da nga gis ay télé yoo xam ne dañuy envoyé benn animatrice wala animateur mu dem ba États-Unis topp mbedd yi di wax yoo xam ne amul solo kon kooku ñuy envoyé mu dem États-Unis mën nañ ko envoyé mu ñëw Espagne wala mu dem benn ci réew yu Maroc yi gis danger bi wax ko nit ñi ñu moytu ko kon télévision yi doone amuñ ay moyens yooyu c'est que nag suñuy média tamit wax dëgg yàlla jëmuñ ci côté boobu daanaka booy déglu revue de presse politiciens yi ci la ñuy concentré ak mbëri làmb yi su paree ci politiciens yi da nga dégg ñoom dem naa ca làmb ji. li dugg Espagne li dee mu ëpp ça je vous le dis. non grand mais Europe jaru ko yow gis nga lu xew ci dëkk bi fii gis nga am na Sénégalais yoo xam te ni ñu ngi fanaan ci mbedd bi am pagain bari nan di fanaan ci mbedd te Sénégal doo gis kenn di fanaan ci mbedd grand amu fa di nga xëy lekk di nga naan boo yëngatoo ci dara boo journalier sax for dara grand parce que gars yi lu ñuy bañ foofu dañ koy liggéey fii. j'ai laissé ma famille j'ai laissé ma vie au Sénégal bàyyi samay doom bàyyi sama jabar ñëw ci réew mi di souffrir dund leneen sa culture doo def li nga war a def sa réew xamatoo fa dara jaratu ko c'est que ñun pour ñu delluwaat Sénégal c'est un peu difficile les gens ne comprennent pas mais c'est très 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 difficile je vous dis une chose si lii bu doon à refaire moi je ne du ma ñëw billahi wallahi du ma ñëw parce que Europe bi ñu doon rêvé ñun du Europe bii ñu gis parce que Europe bii non c'est très dur très très dur et stop. bu ñu tooñ kenn lépp ñun la
lépp ñun la ba ñu wàccee suñu raaye lañu ku nekk ñu ngi soog seen raaye ñoo wàcc suñu aada suñu cosaan suñu ngëm-ngëm. man parents yi lu ma leen mën a wax daal xam na ñi bàyyi xale yi xam na di leen jox xaalis ñi di dagg frontière bu du dem xam na parce que dem ba xam yow xamoo da nga àgg wala doo àgg parce que yoon bi métti na boo na banditis saa su ne yéen a ngi koy dégg banditis bu nekk foofu mafia la quoi mafia bu mag la xam na yow sa doom ñooy dem ba Libye ñu jàpp ko si yoon bi xam na téye ko du ko dóor du ko laaj xaalis xam na joxe 500 000 joxe 1 million 1 million yooyu soo ko joxee su ko liggéey Sénégal wala liggéey ko réewam sax xam na mun na si tekki quoi sincèrement parler ah. ndax am na côté positif am na côté négatif ndax wax dëgg yàlla kenn du ne amul solo baax na ndax fii bari na gumi gàcce yu bari fii lay ñoom ñoo koy def Sénégal waaye nag wërta jëriñ ñuy dee. te maa ngi lay xamal ne la Yamar diggante 2000 ak 2013 lu mu gàtt bu ma la mënee wax ne la y a plus de 23 000 personnes yoo xam ne des nañ ci diggante moo xam géej gi la ak frontières yi du ma wax ne ay sénégalais la mais ñoo xam ne yoonu Espagne gi lañ doon utile pour ñëw fi 23 000 bakken yoo xam ne des nañ ci yoon bi. waaye su ma amoon dara lu ma jàpp Sénégal kon ba léegi ñibbi naa samay doom waxi ñoom tamit bëggatuñu fee fanaan ndax ñu ngi fi te amuñu dara lu ñu liggéey ndegam ñi fi juddoo ñoo fi amul lu ñu liggéey gën ñi rey seen bopp ci gaal yi jaratu ko nañ gëm yàlla sant yàlla te xam na lu jot yàlla dina ko def nit du yàkkamti wërsëgam. actuellement moom xam naa ne ndax ku bëgg a ñëw sax fii fekk si la fi nga wax ko ne ko jaratu ko sax da ngay xaw a yàq sa wax wala soo waxee ba pare du dégg li ngay wax wala du la gëm mais actuellement baal nii ma ko gisee moom. benn sacrifice bi pour ñëw fi moom daanaka moom nag vraiment jëru ko. am na koo xam ne kii dafa yoroon ab taawam mu ne ci kër gi demul fenn moo yor tool yi mooy defar sàkkat yi mooy defar lépp waaye yàlla benn doomam juddu yàlla may ko wërsëg indil ko ñaari mbàjji buy tagg kooka lay tagg buy ñaanal kooka lay ñaanal ba mujj taaw ba mu yoroon dafa xëy takk bagage am na ko man damay dem. mu ne ko tax ngay dem mu ne ko man comme maa fi nekkoon lu daanu maa koy defar lu nekk lu fi am maa koy lijjanti léegi actuellement kii yàlla may na ko wërsëg rek nga daal di koy jël féetoo ko man damay dem barke taawam boobu la ko gis ba léegi te loolu àddina jëru ko léegi nag lépp ci parents yi la du ci kenn ci parents yi la te ci parents yi yëpp du ma ci jël mooy jigéen ñi. parce que fii li fi gën a valoriser mooy métier soo amee sa métier boo ñëwee même boo amul këyit da nga gis tubaab bu jël risque jox la liggéey parce que xam nañ ni yow tu as quelque chose dans ta tête. mais boo ñëwee amoo dara benn bagage indaale woo ko dara ambulant ci mbedd ngay mën a def wala taxawaalu mais doo def leneen. ñu góorgóorlu rek di leen ñaanal suñu borom bi yàlla ubbi leen ca Sénégal ba duñ soxlaa ñëw ku si ñëw suñu borom bi yàlla ubbi la ba defal la fi lu kawe sa njort barke si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul loolu daal di la jërëjëfal nag yow moom tabaat fa kàll yaa ngi ci muud yi di xool si li ñuy dund lépp daal tabaat fa kàll sant nañ la daal gërëm nañ la lool wax dëgg yàlla di nuyu nag suma soxna ya Touba wax dëgg yàlla ak Passy nga ma cosaanoo. di nuyu waa RTS di nuyu ña fa nekk ñëpp directeur bi ba ci ki gën a nekk xale di rafetlu bu baax li ngeen def nii mi émission bi nga xam ne yéen a ñëw ba ci ñun ñuy wax li nekk ci ñun lu am solo la ndax it nekk Sénégal ci say studio rek bëgg a wax ci immigré yi loolu du mën a nekk mais boo ñëwee ba ci ñun ñi nga xamante ni ñooy immigré yi ñu ñëw waxal suñu bopp loolu lu am solo la ndax bari na ay jafe-jafe yu am solo yoo xamante ni bi warees na ko mën a lijjanti te it ñun rek ñoo ko moo xam Sénégalais yi dégg ko bu ko defee ñu moytu fi nga xamante ni mooy danse bi. di rafetlu aussi li nga xam ne moom mooy teewaayu li nga xam ne mooy RTS fii ci Espagne mooy ci diaspora bi ni ma ko mën a waxee pour généraliser wax dëgg yàlla ñu nekkoon fii daan am ay ñu fi daan ñëw ñoo xam ne xëj na am na keneen koo xam ne moo gënoon yàlla muy la télévision mère muy RTS yàlla def tey ji ñuy dox ba RTS ñëw fii ci Espagne di bëgg a waxtaan ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk muy ñun immigré yi kon donc mu wane ne rek ne bu jëkkoon dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoo doon nekk au niveau du Sénégal bëgg a wax ci turu immigré yi tey nag bu ñu demee ba am RTS man def déplacement ñëw ba suñu biir ay kër di wax ak ñun di ñu laaj li nga xam ne moom la ñuy dund fii wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu bu baax di ci kontaan nag wax dëgg yàlla di ko wax tamit ci turu immigré yi yëpp ñu nekk fii ci diaspora bi.
fas yéene leen na woon rek bépp artiste bu fi ñëw ci biir Europe fii ñu topp la ndax yaakaar naa ne artistes yu nekk Sénégal yëpp dañuy ñëw Europe duñu gis kenn ku leen topp di xam si lu ñu nekk ñun nag ak la RTS fas yéene leen dégtal lépp lu fi xew si ay artistes yu fi mën a ñëw fii suñu réew tey nag ma bëgg a ànd ak yéen ci artiste bu mag a mag boo xamante ne kenn dootu ko présenté ci àdduna ànd ak yéen dox bi def doxantu bu ndaw fekk suñu artiste nag bu mag biir Lérida. mooy que di une impression de satisfaction parce que c'est un peu difficile dans des villes comme les villes où nous sommes de faire une mobilisation pareille mais nag c'est à la grandeur de l'artiste mais aussi aux dynamisations de l'association qu'on dirige avec plénitude avec l'ensemble des Sénégalais qui sont vraiment épris d'esprit de solidarité et de partage. Bégué soirée Viviane bi tam aussi pour répondre à l'appel de tout le monde. Bonsoir à tous. C'est la première fois pour moi de participer à une soirée en Espagne. Je suis très heureuse d'être là et j'espère que tout va bien se passer. Aquí estamos por el concierto de Viviane y espero que todo vaya bien. Danser, sauter. J'ai fait 40 ans en Europe. Ouais, 40 ans en Europe. Dis à Viviane qu'il n'a qu'à me mettre les messages à Coumba Gawlo. Quand je reviens au Sénégal, je vais me marier à Coumba Gawlo. C'est la seule artiste que j'ai vue avec un petit lion. Me contane Rimbake, ni programme Viviane Ndour, ni artiste ay Denkilo no Bakel. Bonsoir, maa ngi leen di nuyu. Dama ñëw ci concert Viviane dañoo bég dañoo kontaan c'est la première fois ñu ñëw ci fête Viviane Ndour bi kontaan nañ trop bég nañ yàlla na passe bien yëpp jàll yoon. waxoon naa leen ne tey fuñ ñu suñu artiste nekk dañ leen fa fekk si tey nag ñu ngi fii Lérida fas yéene fee ànd ak artiste bu mag a mag comme ni ma leen ko waxoon nag Viviane du ma leen wax mooy kan egsi na ak ay bagages am ay malitam la indi tey si ay sañse yu baax war a defanteeg waa Lérida.
kon mbokk yi ñoo gisandoo thème boobu mu nekk lu xam ni yaakaar naa ni ku nekk rek am na loo ci mën a jàngatee di leen jox dox daje incha allah rabi ci beneen émission incha allah à bientôt.